ci jamono jooju soreel Sénégal ku mën na doon wujjëm ci wàllu politique di doom ja Karim lii rek moo tax moom ak nguuram ci bëccëgu nar a kàmb ñu dëggate suñu justice dëggate lépp luñ dëxalante woon ak askan wi di ay dige dëggate suñuy banqaas réew di suñuy institution ñaar lépp mën na am Sénégal fii daal lépp dagan na fi daanaka ndax nag Sénégal rek la ab nguur mën a doxalee nii te dara fekk ko si saa si tembe boo ciy déglu ko ci mel ne ministre de la justice Sidiki Kaba mu ne yee day indi ay lay da ngay sax jommi da nga naan kii sax moom nu mu jàppee nit ñi lu ko neex lay wax. ministère bu renouveau urbain daal dina nag amal ab lël goo xamante ni dañ ci càmbar lu jëm ci wàllu woowee ci biir réew mi ci loolu dañ ci ànd ak jàngatuk Fatima Diop ma fa nekkoon. lël bii nag li ko wund moo di rek membre commission nationale ci wàllu urbanisme ak cadre de vie daal di nag wéccante xalaat ci thème bi ñu tànn liñ ci jublu bokk na tamit ci rek réglementé lii la di secteur bi ci yàqu-yàqu yi nga xamante ne cadre de vie bu askan wi ñu ngi koy nemmeeku. commission bi nag dafa ñëw tey pour daje seet mbirum urbanisme fan la tollu lan mooy problème yi ak lan la ñu war a def pour que problème yi nga xam ne moom la ñu gis ci mbirum urbanisme habitat ak cadre de vie en tout cas ñu proposer chef de l'État ay recommandations yoo xamante ne dina demee noo xamante ne ñëpp dañ ci gis seen bopp. ponk yu bëri ñu fas yéene ko waxtaane bokk na ci tamit tëral ab stratégie bu yees ci wàllu planification urbaine. état des lieux la ñuy def mooy dañuy seet mbir mi lan mooy situation bi fi mu nekk nii ci mbirum urbanisme ci mbirum habitat ak mbirum cadre de vie yaakaar nañ ne bu ñu génnee ci ndaje mi suba en tout cas dañ fi génn ak li nga xamante ne moom la ñu war a proposer chef de l'État pour ñu saafara mbirum urbanisme. conseil bi si mujjanteel bi mu amee ci Sénégal mu ngi nekkoon ci atum 1980 looloo tax nag ministre bi daal di kontaan loolu ci bile ndaje. fanweeri at ak juróom-benn amul benn yoon boo xam ni l'urbanisme et de l'habitat ñi nga xam ne ñëpp mu ci xam-xam xool mbir mi naka la tëddee tër bi nañ xaarandi ay ci weeru sulet ak gi ñu dëgmal. ba nag mbir ya doxul ci jigéen ñi nga xam ne ñoo nekkee ca marché Joola ndaxte ginnaaw ba leen préfet xamal ni dañoo war a dem nag léegi ca Dalifort la ñu bokk lu ñu mel seen xel nangu ko ba tax na ay fan a ngi nii liggéeyuñu ci loolu dañ ci ànd ak Younousa Baldé. daanaka semaine ngi nii jigéen yu nekk ci marché Joola bu nekk ci marché central au poisson bu Pikine jaayi ñu jigéen yooyu di ñaawlu séppi bu ñu séppi marché le Joola ci marché central au poisson te rattaché ko ci commune bu Dalifort mu di loo xam ne décret préfectoral moo ko def ginnaaw acte 3 de la décentralisation mu nekk lu jaaykat yi di ñaawlu lool. Idrissa Diallo sonal nañu talu ñoo jaay talu ñoo jox si njaboot ñu lekk boo jaay boo ku xëy mu ndax di nga am la yóbbu sa njaboot. dañoo sonn waa Dalifort ñoo ñu ñëw dugg si fii fekk ñu ci suñu marché bi di ñu sonal di ñu daggaloo juuti benn bagage bi nga dagga juuti ñaari yoon dañoo sonn nga fay ci buntu bi nga ñëw fii fay te marché baa ngi ni salte. Idrissa bëgguñu la demunu Dalifort demunu bëgguñu Dalifort waay bëgguñu Dalifort. ñu mer ba fuutu takk seeni morceau yu xonk waa marché le Joola ne bëgguñu sëy ci yi ëllëg te di ñaawlu tamit kaddu yu bokk moomeel bu Dalifort yëkkati ne dugal na fa ay millions ngir yee salaat bërëb. marché boo xamante ne primature moo ko yor 4 murs yëpp dépend de la primature ñun du ñu accepter ñu jël le cadre du marché central au poisson di ko transférer à la commune de Dalifort. mënuñoo nekk victime du bateau le Joola ñëw doonaat victime acte 3 de la décentralisation mënuñu ko def. ci seeni xeex bi ñu am jàppale collectif national des mareyeurs pour le développement du Sénégal Jibi Ndiaye général di xam ne nii rek jigéen yooyu dañu leen jaay doole. ca booru ca fi nga xam ne nag moom moo di ci mairie bu Dalifort secrétaire municipal ba la mu xamle moo dina jigéen ñooñu waxtaan nañu ak ñoom ba sonn waaye fa ñu taxaw la ñu taxaw nee ñu bëgguñu bokk ci Dalifort ñu teewlu ko. loolu suñ koy wax nañ comprendre bu baax parce que arrêté préfectoral bi préfet jël pour jox nu marché Joola c'est sur la base d'un décret présidentiel c'est-à-dire arrêté bi décret moo ko sos beneen décret moo ko jël jox ko commune de Dalifort ku lal fay non mënut a ñàkk fay parce que suñ fayee ñun dund quoi waaw parce que soo jëlee sa benn chiffre wax ko da nga ko war a teg si base bu leer wala nga wax loo xam wala loo dégg parce que réfection douche ay 15 millions xam nga loolu. et je pense que autorités yi waruñ ko bàyyi noonu parce que ça peut dégénérer d'un moment à l'autre parce que su commune bi taxawee ne moom foog mu jël taxam ñoom ñu ne duñ fay nañuy liggéey sans fay taxe xam nga ne loolu confrontation lay indi je pense que autorités yi foog ñu trouver une solution
soit ñu wutal nu bunt boo xam ni kuy dem marché Joola da ngay jaar directement si bunt bi ñëw marché Joola. jee am ca plage yu Géejawaay ak Malika ay jën yoo xamante ne nag dañoo rek daal di yàqu ñoo daal di nekk ca booru géej ga ñu bëri nag ci ay askan yoo xamante ni ñoom ñoo moomoon loolu nag seen xaalis daal di ci rek yàqu lu ñu mel ñi nga xamante ne ñoo di nappkat yi ne du guleet te bëgg nañ autorité yi jàppale leen ci Mamadou Fofana. démb daal ci bëccëg gi ay xeetu jën yu bëri daal ñoo daal di teer ca plage bu Géejawaay. Mamadou Keneme ma nga xam te ne nii nag fa nañ ko fekk tey jii nii muy yëngu ci wàllum napp gannaaw ba mu jëlee retraite am daal di ñaawlu li nga xam te ne nii daal moo fi xew. mais dañuy gis lu mel nii loo xam ne lii presque ñaari weer ñett yu ne mu am lu mel nii. jën yi ngeen gis mu teer nii bato yee koy sotti ci biir mu ñëw ci Tabaski bon ci réew moo xam ne réew mu mel ni Sénégal ñu naan dañoo ndóol mënu ma ko gëm parce que lu mel nii alal ju ñu ci mën a def pour surveiller ko jar na ko. bokk na ca la ko gën a merloo moom mii di njiital kuréel gu lëkkat leen nag waaye nappkat yu nekkee fi nii ci diwaanu Géejawaay moo di ne askan wi nag nañ ca naree am ay tolof-tolof ndaxte jën ca boppam kenn mënu ko daal di jëfandikoo. lii kay kat mënatu ko lekk lii kat mënatu koo lekk mënatoo ko géej mënoo koo def dara buñ ko mënoon lekk ñun jën la ñuy wut kon ñun ñoo ko yóbbu mais lii xam nga ne kenn mënu ko yóbbu nit xalaatul sax di ko yóbbu ci parce que ku ko fi gis léegi bala ngaa xam lu mu doon da nga koy yóbbu naan da nga koy jéem a géej ak da ngay dem def lu ne mais yàq-yàq bi moo gën a metti loolu. la ko jëlee cité gàddaay nag ba ca Malika daanaka plage ba moom kenn waxatu ko toogaay ba da nekkut woon lu yomb. environnement bi yàqu na fii nag xet gi dugg na ci dëkk bi lii it bu génnee daal da ngay waaru daal fii kenn dootu fi mën a ne. li ni mel nag daanaka nag lam fay am bëri na lool bu ñu sukkandikoo ci kàddu góor gi di Mamadou Keneme ci noonee nag muy woo kilifa yi ngir ñu jël ci matukaay yi nga xam te ne nii moo ca war. ca Pikine nag tey jii lu toll ci ay fukki rek ex agent yi doon nekk ci agence yooyu nga xam dañ leen tasoon daal dinañ leen jàpp ginnaaw bi nga xamee ni bëggoon nañu amal ab ndaje boo xamante ni kenn autorisé wu ko ba tax na nag ñoom ñuy sàkku ñaari milliards yi nga xamante ni nguur gi yoroon na leen ko ginnaaw ñaari at yoo xamante ni tas nañ seen agence yooyu ñoom ñu nekk ci ëwa UNICEF daal di nag fësal niki tey jii ci mardi bi li nga xamante ni moo di rapport 2016 am ñeel gune yi Ouri Cissé la ñuy àndal ci loolu. fii ci Afrique sowu jant lu ëpp 200 millions ci ay xale ñu ngi dund ci ndóol ci gis-gisu rapport 2016 bu UNICEF ci nekkin xale yi ci àdduna bi. rapport bi thème bi mooy équité nag mooy yamale ñëpp ci wàllu faj wàllu école wàllu protection lépp ñu yemale xale yëpp. ci Sénégal rapport UNICEF fësal na mortalité infantile wàññiku na. li ñuy wax mortalité réduction de la mortalité maternelle et infantile loolu Sénégal def na ci ay jéego yu rëy ci wàllu éducation aussi def na ci ay jéego ci wàllu protection sociale aussi am na ay politique yoo xam ne état bi mi ngi koy def loolu nekk na aussi loo xam ni mi ngi doxal égalité ak équité parce que mi ngi tax ñuy dem di jëli ay xale yoo xam ni seen i waajur seen loxo jotul woon seen ginnaaw. waaye nekkin taalibe yi jural na jàkkaare waa UNICEF. xale taalibe yi exemple la bu je pense bu baax sax ci wàllu li ñuy wax égalité ak équité parce que ñoom tamit am nañu droit nekk ci dans de bonnes conditions pour mën a jàng am nañu droit am accès aux soins de santé am nañu droit am accès à la protection tout simplement am nañu droit am accès à la protection sociale kon xale taalibe yi égalité ak équité ñoom da leen a defe naa ni ci ñoom la fekk baax donc plaidoyer bi nga xam ne UNICEF di def mooy di wax gouvernement bi di wax partenaires yëpp élus locaux yi tout le monde que xale taalibe yi aussi il faut que ñu def ay pexe pour mën leen a aussi dugal ci loolu. ci fàttali fii de 2030 lu weesu 1 million ci ay xale dinañ ñàkk seen bakkan balaa ñu matal seen juróomi at ci Afrique sowu jant suñu bàyyee xel rapport 2016 bu UNICEF. Banque africaine de développement ak réewum Sénégal seen lëkkaloo di gën di dox bu ñu sukkandikoo nag ci revue annuelle conjointe bi nga xamante ni moo ñeel seen coopération boobu leen ndaxte kat daal dinañ gis ni seen i chiffre daal dina yokk bu baax mu baax ci ñoom baax itam ci réewum Sénégal bu baax ci loolu dañ ci ànd ak jëwriñ gi ñu dénk wàllu rek finance di Amadou Ba. ma bëggoon aussi rafetlu programme bi nga xam ne am nañ ko ak BAD 2016-2020 incha allah. conseil d'administration wu BAD dina ko examiner ci fan yii di ñëw mais 400 milliards yi BAD waxoon daanaka BAD dina ko weesu ndax fan yii passé rek dem nañu foofu mu am ay projet yu bari yoo xam ni dafa soxal njiitu réew mi président Macky Sall jëm ci réew mi yi ma ci mën a lim benn bi mooy saxaar bi ñu bëgg muy dem fii ak aéroport bi BAD joxe ci 100 milliards ak ñaar fukk. leneen li nga xam ni aussi bés boobu bi ñu fa demee BAD yokk na ko ci portefeuille bi mooy programme bi ñuy woowee PUDC te gouvernement bi dénk ko BID
BAD décidé jox ñu appui budgétaire maanaam dafa ñu jox loo xam ne ci budget bi lay dem directement dina toll ci juróom fukki milliards mais aussi programme Promoville. mais loolu BAD incha allah dina ci def 70 milliards muy juróom-ñaar fukki milliards fii ak at bii di dee incha allah bokk na ci li yokk ci programme bi. wax naa leen ko ci njëlbeenu xibaar yi député yi ña nga ci assemblée nationale nag ngir càmbar lu jëm ci taxawalinu ko li nga xam ne moo di Haut Conseil des collectivités territoriales ci loolu nag débat bu bëri na ca ku ci ne ca député yaak na nga ko gisee Amina Gueye. projet de loi bu jëm ci refonte fichier électoral mu nekkoon examen foofee ci assemblée nationale état bi daf ko mujjee rek supprimer gannaaw taxawaayu opposition bi waaye beneen projet bi jëm ci coppite yi ci code électoral bi moom ma ngay wéyandi waaye bu ñu sukkandikoo ci yenn ci député yi nekk ci majorité bi doon na sax ab poñ boo xam ne warul tax ñu dakkal waxtaan yi dox ci diggante ministre de l'intérieur ak opposition bi. li nga xam ne tey moom bokk na ci li ministère de l'intérieur di andi mooy yokkute bu ñuy yokk ci code électoral bi. ndax au conseil des collectivités locales bi nga xamee ne génn na ci référendum bi waxuñu naka la ñuy fale ñu ci bokk. li nga xam ne moo ci am rek ay soppite yu ndaw la parce que au conseil maanaam bokkugul ci dispositif réglementé. c'est une élection indirecte donc amul woon code électoral bi dañ ko ci dugal loolu moom du coow du ci am ndax li indi woon coow li moom génne nañ ko ci. Hélène Tine moom di des ba tey ci position am di xam ne daal ne code électoral bi moom waruñu ko woon laal benn yoon ci jamono joo xam ne sax ña nga koy waxtaanee ak opposition bi. gouvernement mënoon na lekk logique kon pour logique mu jël document boobu mu teg ko ci suuf yóbbu ndaxte au conseiller yooyu 80 dinañ leen ci fal nañ leen di falee ca biir code électoral ba lay nekk mu ngi nii moo tax ñu indi projet boo xam ne dañuy changer code électoral bi xalaat naa ne waroon na mën a nekk ñuy bañ a daw ba di daanu ñu jël ko waxtaanee ko ba nga xam ne fii ak ubbite assemblée octobre ñu indi ko. député yi tey jii ña nga en plénière foofee ci assemblée nationale jëm ci wàllu installation bu Haut Conseil des collectivités territoriales mu mel ni sax opposition bi bëgg ko wala mu bañ ko code électoral bi moom danañu ko laal ndax nag ca la ñuy jaar ngir rek mën a fal lii di Haut Conseil yi. agsi nañ ci ñaareelu pàccu xibaar yi ponk bi ci njëkk di xibaaru tàggat yaram ñu ci ànd ak Soxna Falkan. ci jamono jooju soreel Sénégal ku mën na doon wujjëm ci wàllu politique di doom ja Karim lii rek moo tax moom ak nguuram ci bëccëgu nar a kàmb ñu dëggate suñu justice dëggate lépp luñ dëxalante woon ak askan wi di ay dige dëggate suñuy banqaas réew di suñuy institution ñaar lépp mën na am Sénégal fii daal lépp dagan na fi daanaka ndax nag Sénégal rek la ab nguur mën a doxalee nii te dara fekk ko si saa si tembe boo ciy déglu ko ci mel ne ministre de la justice Sidiki Kaba mu ne yee day indi ay lay da ngay sax jommi da nga naan kii sax moom nu mu jàppee nit ñi lu ko neex lay wax. ministère bu renouveau urbain daal dina nag amal ab lël goo xamante ni dañ ci càmbar lu jëm ci wàllu woowee ci biir réew mi ci loolu dañ ci ànd ak lii la ñuy def mooy dañuy seet mbir mi lan mooy situation bi fi mu nekk nii ci mbirum urbanisme ci mbirum habitat ak mbirum cadre de vie yaakaar nañ ne bu ñu génnee ci ndaje mi suba en tout cas dañ fi génn ak li nga xamante ne moom lañu war a proposer chef de l'État pour ñu saafara mbirum urbanisme. conseil bi si mujjanteel bi mu amee ci Sénégal mu ngi nekkoon ci atum 1980 looloo tax nag ministre bi daal di kontaan loolu ci bile ndaje. fanweeri at ak juróom-benn amul benn yoon boo xam ni l'urbanisme et de l'habitat ñi nga xam ne ñëpp mu ci xam-xam xool mbir mi naka la tëddee. la décentralisation mu nekk lu jaaykat yi di ñaawlu lool. Idrissa Diallo sonal nañu talu ñoo jaay talu ñoo jox si njaboot ñu lekk boo jaay boo ku xëy mu ndax di nga am la yóbbu sa njaboot. dañoo sonn waa dellu for ñoo ñu ñëw dugg si fii fekk ñu ci suñu marché bi di ñu sonal di ñu daggaloo juuti benn bagage bi nga dagga juuti ñaari yoon dañoo sonn nga fay ci bunt bi nga ñëw fii fay te marché baa ngi ni salte. Idrissa bëggunu la. damunu daalim foor damunu bëggunu daalim foor waay bëggunu daalim foor ñu mer ba fuutu takk seeni morceau yu xonk waa marché lo Joola ne bëgguñu sëy ci yi ëllëg te di ñaawlu tamit kaddu yu bokk moomeel bu Dalifort yëkkati ne jàngatuk Fatima Diop ma fa nekkoon. lël bii nag li ko wund moo di rek membre commission nationale ci wàllu urbanisme ak cadre de vie daal di nag wéccante xalaat ci thème bi ñu tànn liñ ci jublu bokk na tamit ci rek réglementé lii la di secteur bi ci yàqu-yàqu yi nga xamante ne cadre de vie bu askan wi ñu ngi koy nemmeeku. commission bi nag dafa ñëw tey pour daje seet mbirum urbanisme fan la tollu
lan mooy problème yi ak lan la ñu war a def pour que problème yi nga xam ne moom la ñu gis ci mbirum urbanisme habitat ak cadre de vie en tout cas ñu proposer chef de l'État ay recommandations yoo xamante ne dina demee noo xamante ne ñëpp dañ ci gis seen bopp. ponk yu bëri ñu fas yéene ko waxtaane bokk na ci tamit tëral ab stratégie bu yees ci wàllu planification urbaine. état xaarandi ay recommandations ci weeru sulet ak gi ñu dëgmal. ba nag mbir ya doxul ci jigéen ñi nga xam ne ñoo nekkee ca marché Joola ndaxte ginnaaw ba leen préfet xamal ni dañoo war a dem nag léegi ca Dalifort la ñu bokk lu ñu mel seen xel nangu ko ba tax na ay fan a ngi nii liggéeyuñu ci loolu dañ ci ànd ak Younoussa Baldé. daanaka semaine ngi nii jigéen yu nekk ci marché Joola bu nekk ci marché central au poisson bu Pikine jaayi ñu jigéen yooyu di ñaawlu séppi bu ñu séppi marché le Joola ci marché central au poisson te rattaché ko ci commune bu Dalifort mu di loo xam ne décret préfectoral moo ko def ginnaaw acte 3 de